jaajëfatee sama gars yi Mister Shake la depuis Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw defal leen benn vidéo ngir wax leen li tax ñu yaakaar ne Ousmane Sonko Macky Sall daf ko bëgg faagaagal Ousmane Sonko Macky Sall daf koy waaj a jàpp fan yii yëpp information boobu la ñuy dégg li tax nag man ma gën a gëm ne Ousmane Sonko dañ koy waaj a jàpp du sax li mu doon xeex ak député bu ñuy wax Mbéri Sylla Ba tey mais démb dama seetaan gis Mame Mbaye Niang ñëpp xam nañ ne moom mooy chef de cabinet Macky Sall moom nag dafa génn mu dem télé bi ñuy wax 7TV mu nekk fa muy xas Ousmane Sonko xas yu metti loolu moo raw saaga ndax yow bu fekkee ne nit ki da nga ko jàpp di ko wax ci affaire Adji Sarr bi di ko wax yow siifkat nga yow violeur nga dangaa siif Adji Sarr yemuloo ko ci siif da nga def yëfu ñaari tur yëfu góor jigéen ndax ba ngay siif Adji Sarr ci ginnaaw sëy ak moom ci kanam ci ginnaaw nga sëy ak moom ba pare mu ne Ousmane Sonko il est fini mooy jeexal na Ousmane Sonko jeexal na li tax loolu jaaxal ñu mooy Mame Mbaye Niang démb la demaat 7TV tey ñëpp dañu yaakaaroon ne dëkk bi dafay tàkk Mame Mbaye Niang mu ne Ousmane Sonko waratul wax li ko gën a metti mooy nee na Ousmane Sonko dafay nekk di wax pour moom ngir moom Ousmane Sonko warul wax ndax Ousmane Sonko nee na bandi sexuel léegi lan moo tax Mame Mbaye Niang ba Ousmane Sonko amee problème mois de mars kenn déggu ko ñu xaar ba léegi muy doog a wax loolu nag moo tax ma ne ñii kon pare nañu ngir yeewaat dossier boobu tey li jot a am tey dañu yaakaaroon ne dëkk bi xale yi dinañ génn dañu yaakaar ne dëkk bi dina takk c'est vrai que étudiants yi commencé woon nañ yëngatu mais étudiants yi yëngal nañ tuuti après daal di arrêté xale yi ñu yaakaaroon ne dañuy génn tey gisuguñ leen ba fi may wax ak yéen ni gisuñu benn xale génn léegi nag lii dafa ndar a tax ñoom ñu naagu ñu ne Ousmane Sonko xale yi bëgguñu ko li taxoon xale yi génn mooy mbas mi la woon couvre-feu bi la woon nit ñi dañu sonnoon ñi génn le 8 mars Ousmane Sonko génnewu leen ñun loolu la ñuy ragal ñoom ñu profitoo ci nag ne comme Ousmane Sonko amatul doole léegi xaaral ñu profitoo daal di ko woo tribunal loolu nag bu ñu ko defee loolu mooy ñoom Macky Sall dee nañu. vidéo bi dama bëgg rek dalal xelu waa Pastef patriote yi que bu ñu découragé doole bi ba léegi ñun ñoo ko yor ndax le 8 mars boobu ba léegi Macky Sall dafa doon dellu ginnaaw du dellu ginnaaw buñ ne ko bàyyi ñi nga jàpp ñëpp mu bàyyi leen ba Maître El Hadji Diouf sax moom am lu ko ci naqari parce que Maître El Hadji Diouf nee na lu tax semaine passée président Macky Sall lu tax mu bàyyi ñoom Ndongo Diop ndax ñoom Sonko ñoo ne ko bàyyi ko parce que le 23 juin mi ngi ñëw Macky Sall nee na Macky Sall dafa faible maanaam Macky Sall dafa ragal Macky Sall amul doole waaye tey li Macky Sall def Macky Sall dafa bëgg woon nit ñi ne dafa am doole ndax waxtu bi may wax ak yéen ana Guy Marius Sagna dégg naa jàpp nañ ko ana Kilifeu dégg naa jàpp nañ ko ana nit dof gis naa leen ñu nekk ci benn auto police di wax résister jàpp nañ leen ñoom nit dof boo leen xoolee dañoo mer Kilifeu boo ko xoolee dafa mer xam naa nag li tax ñu mer mooy dañu yaakaaroon ne xale yi tey dinañu génn waaye xale yi génnuñu xale yi nag li ñu génnul du questionné Macky Sall dafa am ndam ci ñun déedéet xale yi li ñu génnul c'est parce que Macky Sall loi bii muy voté assemblée yëgalewu ko dafa bàyyi ba démb ci lañ def procédure d'urgence maanaam daal di ko gaawal nëppal gaawal ko balaa nit ñi di xam vendredi nga xam ne après samedi dimanche dëkk bi danaan selaw kenn du yëngatu loolu tax Macky Sall def ko Ousmane Sonko gis ngeen ko ak opposition bi démb la ñu génn daal di ko yëgale bañ koy yëgale fekk na guddi na xale yu bëri amuñu internet yëguñu ko man loolu laa jàpp xale yi dañ ko yëgul moo tax génnuñu mais xale yi dinañu génn bu leen découragé yéen waa Pastef xeex jële fu nguur
du loo xam ne da ngay xëy benn jour rek ci benn fan nga bës bouton rek ne xale yi génnaat leen ñu génnaat xeex bi ndànk-ndànk la dañuy gagné tey suba Macky Sall mel na lu gagné tey ñu bëri dañuy yàkkamte dañu yaakaaroon ne Macky Sall dañuy dem rek xale yi génn ñu profité waale ci daal di déloger Macky Sall du palais du yemb noonu bu leen fàtte ne xeex bi surtout xeexu 3e mandat la waxu 3e mandat bu demee ba jot ba Macky Sall ne nag day forcer foofu nag la ñëpp dina rek génnee gis nañu Assane Diouf jàpp nañ ñu bëri waaye Assane Diouf dafa muus wax na dëgg mënuñu jàppandoo ñëpp bu ñu jàppandoo ñëpp loolu baaxul ndax ñu jàpp Guy Marius Sagna jàppoon Karim Xrum Xax démb sonnal ko nelawul tey mi ngi nii yeewu il faut mu dem këram sangu dootul mën a bokk ci xeex bi bu ñu jàppee nit dof jàpp leader yëpp du baax moo tax Assane Diouf di làqatu ba mu gisee policiers yi mu moytu leen def na laay bam te xam naa sax instant yi ñu ngi wër Assane Diouf léegi man damay xelal rek waa Pastef pour wax leen ne man Mister Shake li ma leen di digal yëpp boo leen xoolee dafay am li ma leen di wax yëpp en général dafay am kon dama bëgg ngeen déglu sama conseil yu baax man waxoon naa leen fii mois de 8 mars waxoon naa leen Macky Sall on aurait dû l'achever on n'aurait pas dû lui donner une seconde chance Macky Sall kenn waru koon gunge loolu defe naa wax la boo xam ne wax naa ko ba pare ñëpp xam nañ ne j'ai eu raison ndax tey ñetti weer rek Macky Sall ngi nii defaraat police ut ay nervi kon man ñun ñu ma doon saaga di wax Mister Shake yow bëggoo jàmm dangaa bëgg taal réew mi damaa xam Macky Sall waaw man xamoon naa ni saay dina jéem a def tout ngir faagaagal ñu man loolu daf ma leeroon xamoon naa ne dina def tout pour faagaagal ñu pour éliminer ñu waaw ñun nag ñoo ko mayaat doole mais ba léegi bëgguma nit ñi découragé dama bëgg nit ñi xam ne ba léegi doole bi ñoo ko yor ndax ku yor jeunesse yaa yor lépp loi bi même bu jàllee appliqué ko loolu mooy problème même bu fekkee ne daf ko jàllale tey du ñu seetaan muy jàpp ay nit naan da leen di wax naan ay terroriste ngeen di leen tëj fii ba ilaa yow mi diin loolu duñ ko nangu gis nga Macky Sall fi mu nekk nii deuxième vague bi laa bëgg ngeen xam ne dafa commencé na bés ni ki tey mën naa leen wax ne deuxième vague bi commencé na étudiants yi commencé nañu yëngal jàpp nañ fi ay nit waaw léegi nag lii nag mën na tax Macky Sall naagu ndax gis naa député Merry Sylla mi nga xam ne dañ ne dafa mbëkk Sonko waaye dégg naa Sonko nee na daf ko dóor daf ko duma ba summi ko dégg naa mu daw fàtte ay marakisam foofu député Merry Sylla dégg naa dafa mujj fàtte ay marakisam waaye li ñu war a wax rek mooy ñun xam na ni Sonko du ragal waaye moom moo ko songu ci loolu rek dañ ko war a jàpp waaye ñëpp xam nañ ne gouvernement Macky Sall dafay protéger Merry Sylla léegi fan la ñu jëm fi ñu jëm mooy yàgg Macky Sall dañuy am dëgg ci moom Macky Sall mënul forcer 3e mandat Sénégal loolu kenn du ko seetaan Macky Sall mënul rey 16 millions d'habitants bu dee waa APR am na ñu ànd ak moom xanaa nañ leen jox 1 million yi 16 millions yi ci des yëpp opposition bi la ñu àndal Sonko la ñu àndal bu fekkee nag da nga yor askan bi ànd ak yow amuloo dara looy ragal te bu leen fàtte xeexu góor jigéen ñi mi ngi waaj ñëw gis ngeen Wally Seck nee naa leen Mister Shake dee leen may déglu affaire Wally Seck bi Amady Badiane ak Amethou ba ñu defee seen fecc boobu fóonante parce que ñaari tuñ fi ñu tasee mën nañ ko tuddee fóonante waxoon naa leen ne Wally Seck sawaay dafa waroon génn mu sanctionné gars yi Wally Seck defu ko moo tax léegi Amady ak Amethou jàpp nañ leen te fi mu nekk Macky Sall dafay jéem a wan waa Sénégal ne moom day xeex góor jigéen kon dinañ profité ci Amethou ak Amady Badiane ñu téye leen même bu dee sax ñaari fan loolu dañuy jéem a wan Macky Sall dafa bëgg wan nit ñi ne gis ngeen ñuy wax ne moom dafa faral dafay jàppale góor jigéen faalewul sax Wally Seck ndax Wally Seck woo nañ ko cuisine nañ ko lu yàgg dañoo waxoon naa leen Wally Seck ba muy dem Ziguinchor avant muy dem Ziguinchor dafa waroon suspendre Amady Badiane ak Amethou defu ko moo tax Wally tey mi ngi nii am ay problème ndax Amady Badiane ak Amethou mën nañ leen sax tëj waaw garde à vue bi bu jeexee mën nañ leen sax déféré waaw kon Mister Shake buy wax ak yéen da leen koy déglu man gars yi maa leen ëpp expérience comprendre nga voyagé naa jàng naa
bu ma leen di jox samay analyse dama bëgg ngeen may respecté te ngeen bàyyi saaga yi waaw Macky Sall nit booy xeex da ngay xeex Macky Sall loolu la xam Macky Sall loolu la xam léegi nag fexeel Sonko bi lii bu jàllee bu ñu leen bàyyee ñu def seen loi nit ñi génnewul kenn manifesté wuñu loolu day tax Macky Sall naagu ne kon léegi dossier Adji Sarr bi xaaral ma indi ko loolu tax Mbaye Niang démb lu ne yàq na ko Sonko te loolu daf ñuy gën a merloo mais nag ñoom nañu xam ne Sonko kenn du ko laal te gis nga dossier Adji Sarr buñ ko dekkalee looloo mooy nag deuxième vague bi ñu yaakaar ne mënul am foofu lay amee te man gëmuma na sax ñoom bu ñu sañoon duñu sax bëggatuñu jaar ci dossier Adji Sarr léegi ci lii lañ doon xaar tey dañu bëggoon Sonko woo xale yi ne génn leen ngeen xeex génn leen ngeen taal génn leen ngeen def lii ñu profité ci jàppali Sonko mais man maa ngi wax xale yi génn leen mais du ma wax génn leen ngeen taal xam nga lan laa leen di wax génn leen ngeen sol seen morceau yu xonq Macky Sall ci boppam wax na ko nee na ku bëgg a manifester na nga sol morceau yu xonq te bu njëkk ba da ko doon bañ il faut que nit ñi génn bu nit ñi génnee Macky Sall loi bi du jàll waaye bu fa ku nekk toogee sa kër di xaar Assane Diouf def lu muy def ku nekk toog sa kër di xaar Karim Xurum Xaq def lu muy def ku nekk toog sa kër di xaar ñoom Guy Marius Sagna toog sa télévision comme ni ko Sonko waxee taal sa climatiseur du loolu mooy tax Macky Sall dellu ginnaaw waaye lii gars yi bu leen découragé fi mu nekk Macky Sall xam naa kontaan na mi ngi naan gars yi génnuñu Sonko faale wuñ ko Abdou Mbow gis naa ko muy wax ak journaliste yi di yuuxu di wax lii manipulation te ñoom 8 mars ñoom ñëpp dañoo làkkatu waaye fi mu nekk nag ñu ngi commencé waat naagu arrogance boobu moo leen di rey gis nga bu ñu yaakaar ne tey lii victoire la arrogance boobu nag mooy gën a merluwaat nit ñi te deuxième vague bi wax naa leen commencé na ba si dugg tey waa Pastef bu leen tiit bu leen ragal ñun dinañ continuer di dénoncer troisième mandat du jàll génn leen fu ñu wootee da ngeen di génn te Ousmane Sonko dafa bëri pexe waaw xëy na bu sañoon xale yi dinañ génn tey mais comme génnuñu ñoom Ousmane Sonko dinañ xam fan la ñuy jaar assemblée waruñu foon sax teg seen tànk waaw loi bi bu ñu koy voté opposition bi ñoom ñëpp a war a génn waru leen fa fekk waru leen fa fekk voilà gars yi Macky Sall kon léegi leer na seen bopp ne defante lay def buñ ko jekkuwaatee nag nañu fexe mu dem ndax moom bu ñu jekkoo duñu may dara loolu dafa war a leer ci bopp nit ñi bon gars yi xaaral sama tourné ni like leen partagé leen abonné leen Mister Shake la le combat continue bu leen découragé waaw fii ak suba xamuñu lan mooy xew mais fu ñu wootee génn leen ngeen son sel morceau yu xonq like leen partagé leen abonné leen ba beneen merci